man personnellement sérieusement parlant dama am bàyyi ju mën a way trop. macha allah wax dëgg yàlla. mooy sa référence daal. non 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 du pas loolu mais dama xam ni ndax ko way dina jafe loolu ku ci mel ni coon donc suñu waxee critère référence damay xaw a tënku. mais bu ma doon xool ci côté gëm sa bopp. gëm sa bopp gëm ni lépp lu baax yaa ko war a am je dirais Youssou Madjiguène Ndour. macha allah. bon je peux commencer carrément ça va voilà ñëwaat nañu fii ci Seneweb comme ni ñu leen ko doon waxee sànq dañuy recevoir benn ndaanaan boo xamante ne kenn du ko présenté ci musique sénégalaise muy Wally Ballago Seck ñoo ngi fii biir studio ba mu fekk si ko ngir waxtaan ak moom si lu jëm si coronavirus. thème bi tey nag mooy Covid 19 impact mu am si show business sénégalais rôle bi nga xamante ne artistes yi mën nañ ko jouer ngir jàppale nguur bi si xeex gi muy xeex coronavirus ak moom Wally Ballago Seck yan action lay mener actuellement pour xeex coronavirus bi wala mbokk pour respecter mesures de prévention yi Wally Ballago Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. dalalal jàmm ak fii si Seneweb. waaw maa ngi leen di dalal jàmm. merci pour visite bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di leen siyaare. ñu ngi lay delloo siyaar maa ngi siyaar ñëpp. voilà Wally Ballago Seck gis nañ ne bu ñu ñëwee fii nii buntu immeuble bi li ñu njëkk a gis mooy jox nañ ñu gel hydroalcoolique ndax dañu nekk période du coronavirus bu ñu duggee ci biir studio bi gis nañ ne tamit mesures sanitaires yi ñu ngi koy respecté Wally dafa ragal corona dafa mel ni. tout à fait évident. loolu évidence la. voilà léegi gis nañ ne que génnee nga benn chanson bu bees bu tudd digle lépp nekk ci prévention bu coronavirus ak sensibilisation yi mën nga ñu wax tuuti ci way bi. waaw woy bi dama demoon benn télévision de la place bi ma demee ku ñu wax Tunkara. grand bu baax. topp ma ci wayal après bi ma gisee Pape Sidi nekk ci internet bi ñu naan ko c'est pourquoi la chanson moo tax ma jublu ci ma diggoon la dinaa ko def. ma jublu ci ñëw ànd ak suma équipe ñu liggéey ko. woy ko. voilà gis nañ ne way bi da nga si utiliser ay figures yu bëri mu nekk musicien que mu nekk animateur que mu nekk acteur culturel ou politicien la moo waxal démarche boobu. waaw parce que affaire bi combat bi du man rek en plus ay nit la ñoo xamante ni c'est des personnages yu rares. yoo xamante ni di nga ko mën a utiliser te nit ñi dañu bàyyi xel su ma limee damay juum mais képp ku ci nekk rek sa waxee dañ lay déglu généralement. ñu tàmbale ko ci suñu président de la république. ba suñu ministre tutelle ministre de la culture. yow génnee nga benn chanson instant bi nii jàpp ban rôle la artistes yi mën a jouer pour sensibiliser ci coronavirus bi wala mbokk jàppale état bi ci prévention bi. non je pense que artistes yi ñu waroon def nañ ko nag vraiment. donc li des moom ay ñaan a ci des ak yàlla musal ñu. à part loolu toog suñu kër yi wétali leen loolu rek. jamono jii nii en tant que artiste nan nga dundee état d'urgence bi bu ñu xamee Wally da daan tëgg très régulièrement fan see dañ koy faral di gis régulièrement tey nan nga dundee loolu. oui je vis bien comme tout Sénégalais respecter heure bi man du may sax génn laisser passer ou pas du ma génn. mais est-ce que amul impact si yéen seen liggéey en tant que artiste ban impact la ci am. am na ci impact. mais nag xam nga. ku njëkk a yuuxu da ngaa ragal. am na fu muy toll bu sikkim lakkandoo bi da ngay nangu ndogal. ku ne xam ne ni bokk naa ci jeunes yi ëpp employé Sénégal. dëgg la bokk naa ci te yàlla dogal na samay employé day gor aussi. ñu ngi koy dund tamit ci wàllum ngor su ma amee jox leen su ma amul nga xam ne amuma. lii ma jotam as néew maa koy bokk ak ñoom. metti na trop nag parce que kuy liggéey kuy fayeku chaque week-end donc bu toogee ay weer fayeku c'est normal day metti. voilà léegi est-ce que en dehors de musique bi Wally Seck am na yeneen activités yoo xamante ne jamono jii nii mën na ko permettre mu dund affaire bi peut-être avec moindre mal. waaw man nag musique laay dundee. à part musique fii jeune bu nekk fii Ndakaaru def nga business. jënd ak jaay yooyu am na fii tu vois mais ci musique bi laa gën a focaliser wu definitely. oui ça m'empêche pas des fois ma am suma business ma def ko. tu
fois mais ci musique bi laa gën a focaliser wu. gis nañ ne que malgré que ñoo ngi nekk ci période couvre-feu peut-être que demu leen tëgg comme il se doit mais gis nañ que Wally moo ngi nekk studio di foo xëy na yenn saa yi ba génnee ñaari clip yu mu jot du ma ne clip la sax parce que studio bi ngeen nekkee. waaw def ko YouTube nit ñi bëgg ko loolu lan moo waral loolu. waaw loolu dama waroon ko doon def rek pour am benn lien bu ma créé ak suma soppe yi nga xamante ni dañu tàmmoon di ma gis trop boo xoolee nit ñi sax dañuy jaawale foog ne clip la du clip. parce que sama studio laa nekk moo naa ko génne son mu bañ a am image. mais bu ci image bi àndee dafay gën a day gën a inciter ñi ñaa que ñu koy déglu. loolu rek moo tax ma def ko ci studio mais mun naa ko génnee nag def ko ci bi noonu rek bàyyi leen ko ñu koy wéttali ko. daf ci am solo parce que ñenn ñi dama leen di wéttali ñenn ñi diaspora bi ma leen di nuyu à travers Seneweb de passage waa diaspora bi xam nga ñu lay bëggee. nekk ci moment yoo xamante ni difficile na donc léeg-léeg xam nga wan leen ni xam nga c'est pas la fin du monde c'est juste une pandémie. C'est bien. d'accord waaw dëgg la parce que daf si am importance yenn saa tamit ñuy déstressé mais gis nañ ne que par exemple nguur bi jot na jàppale yenn entreprises yi peut-être que am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di jël quelque en charge seeni ay une partie des salaires ndox beex électricité bi dem est-ce que artistes yi ñoom nguur gi jot na leen jox aide wala jàppale leen wala amu leen appel bi ngeen di lancer nguur gi si période métti bii ngeen nekk. waaw boobu man nag personnellement gisaguma ko. mais xëy na dina am xëy na dina am d'autant plus que dew ma laajte ko it. wooteewu ma ñaan ndimbal. waaw defe na ni parce que du sama habitude. ñi may dégg xam nañ li may wax du sama habitude. yàlla dogal na maa ngi sant yàlla je vis bien. ku ma jàppale it ma jël mais du lu may dem di laajte. ndimbal nag du lu force. du force. dëgg la non du force. nit moo koy yëg rek mu def ko bu ñu ko yëgee rek ñu ngi fii sax bu ñu woowee te luñ ma jox it ma jël ko jox ko samay musiciens jox ko ñi ma àndal jox ko ñi may liggéey. yow tey jii nii en tant que sénégalais du ma ne sax en tant que artiste mais en tant que sénégalais en tant que citoyen nan nga gisee nu ñuy gérer coronavirus bi fii nii ci biir Sénégal. macha allah. waaw yàlla bu ñu cat dugg. macha allah. kon daal amoo ci benn chapeau macha allah chapeau médecin yi chapeau ministre de la santé ak ñi muy liggéeyal chapeau nguur gi macha allah tamit ñu def li ñu mën. ñi nga xamante ni ñu ngi ci mbedd mi su couvre-feu amee bu 20h jotee ñu bàyyi seen jabar bàyyi seen i doom taxaw ci mbedd mi. mu seddee ñu taxaw bu tàngee ñu taxaw ñoom tamit macha allah muy force de l'ordre ñu leen di gërëm bu baax. waaw voilà yéen nan ngeen dundee jamono ji fan si parce que temps yii maa ngi gis benn vidéo benn xale bu jigéen nekk ci mbedd bi di dox ñu ne ko lan nga def mu ne man couvre-feu bi dama ci sonn ndax dama nàmm dem Wally Ballago Seck dañu war a sàjji nan nga koy dundee jamono ji ak fan si. maa leen gën a nàmm. waaw mais nag xam nga amuñu choix dañu nangu ndogal rek xaar ba mu jeex ak jàmm incha allah. voilà waaw voilà ñu daal di def pause tuuti daal di revenir le temps que ñu daal di wanaat internet yi way bi nga xamante ne mooy digle ak 5 gestes barrières yi nga xamante ne moom la Wally Ballago Seck mettre en avant yokkal tuuti son bi ñu gën ko déglu. bako pare xeex ci arène bi doomu jàngoro bi mbër la mu bëri fee du lu ne fang te fam ngeen jàmmarloo jantal bi jiitu mooy raxas say loxo moytu dajaloo bi jaxasoo yi bokk yenn jumtukaay day mayoon jàngoro bi no, no me conozco. Wow, wow, yo no te queremos. Movio, y la cociné. Al sabadí, al yesi sokolo. Sabo yege tawati sayaram.
nanga moytu dendandoo te wote ko docteur feebar bi mi ngi fii ci suñu biir ànd dogale ko ngir mu bañ a law jàngat ci bitim réew fi mën na bañ a yees ku ne na bàyyi xel jëkkee ko ci sa biir ak sa njaboot taxilul tataan lépp dénkaane lavez-les souvent. Toussez dedans. Le visage. Évitez de toucher. Les distances. Gardez-les. La prévention. Restez chez vous. De grâce, chez vous. Ngalawaay, toog leen seen kër. Notre talentueux Wally moom leader la moom doomu réew mi la c'est un patriote et que tey ñoom ñëpp acteurs culturels yi ak gouvernement dañu war a bokk pour loo xam ne mooy jëriñ suñu réew te orientation bu ñu def mooy gouvernement nee na salubrité nee na encombrement dëkk bi na set nee na tam xam nga lépp lu ñu nekk nii muy coronavirus ñëpp dañu war a jouer seen partition moom a faramare ni yëpp. voilà ñoo ko dégloondoo muy digle doon way boo xamante ne Wally Ballago Seck daf ko jagleel sensibilisation si lu jëm ci wàllum coronavirus man li ma lay laaj gannaaw ma dégloo way bii nii ba pare daf may daal bi mu ngi ñëw acoustique. nga ne li ngay laajte. li may laajte mooy ñu génn tuuti ci coronavirus bi. mooy Wally Ballago Seck kan moo koy bindal ay wayam wala moom moo koy bindal ak lan moo koy inspiré ay mélodie wam. waaw morceau bi maa ngi ko def sax suma équipe morceau digle bi ak suma équipe. ci mel ni Papis ñoom Samba Grand Fadel tout ça wax dëgg yàlla pour l'instant amaguma ku may bindal waaw. donc lépp yaa koy bindal sa bopp daal. non bu ma solee casque fi naa xam fi ma jëm rek. des fois ma ñëw fekk Papis tracé ba pare. wala Samba wala Youssou gars yi équipe bi. tu vois mais pour ma dem jëm woo ko bind way mu ñëw bind way jox ma way non amaguma ko. voilà Wally Ballago Seck la moo koy gën a faral di inspiré. su ma la ko waxee doo reetaan. déedéet du ma reetaan. non waaye loolu. est-ce que du soxna. non c'est pas ça. c'est quoi alors. par rapport ak inspiration yi ma am ci instrument lay jóge yu ci bëri. lu ci mel ni guitare wala harmonie j'aime trop les harmonies. tu vois ah loolu tamit dëgg la mais fi may gën a inspiré woo ñi ma xam-xam nañ ko xoolal sama manager mi ngi retaan njagoro mi ngi retaan mooy toilette. il faut pas nga retaan. non mais yow yaa ne bu ñu reetaan. yaa ma posé question xaw naa di nga retaan rek. wala Ndiago mi ngi rey ah. non mais Wally Ballago Seck li nga wax non c'est vrai que c'est drôle mais bëri na ay nit yoo xamante ne bu ñu nekkee seen toilette la ñu gën a inspiré parce que foofu ngay gën a dalee. te kenn du nekk sa wet pour di la sonal donc mën nañ la accorder loolu noonu. waaw voilà li tax ma lay wax ma laaj la question bi par rapport ak inspiration bi ak texte yi bu ñu comparé Wally Ballago Seck à ses débuts ak Wally Ballago Seck aujourd'hui dañuy gis ne que du ma ne avancement la mais bon bu rëy la def tey nan nga gisee sa carrière yow en tant que artiste. je le vis bien maa ngi koy am naa ci yaakaar. bu ñu yàlla mayee gudd fan ak wér. am naa ci yaakaar may ñu talak fekkee li ma ci bëgg amaana dinaa ko am. mais ak conviction bu bëri laa ci àndal. waaw bu ñu doon génn ñi gën a gëm seen bopp ci Sénégal moom xam naa ni buñ dee juróom la du ma génn ci juróom yi. waaw loolu ngëm-ngëm moo koy def ah. beneen bi ci topp mooy am naa jàppale am naa ndimbal. am naa équipe bu baax entourage bu baax ay nit yu baax ah ma cité ku ci mel ni suma manager Ndiagoro ba ci suma rak Mohamed Seck muy directeur Faramaren moo ci gën a ndaw. sama orchestre ah samay soppe sama am di jàmm vraiment je le vis bien mais ci gàttal daal affaire bi nekkatul fii nekkatul Sénégal. li ma bëgg nekkatul Sénégal li ma bëgg mi ngi ailleurs. yàlla baax na. maa ngi ciy liggéey pour jot ci. balaa maa dem ci ailleurs boobu noonu ak li nga xamante ne moom nga envisager ci sa carrière tey bu président de la république génnoon ne confinement bi jeex na couvre-feu bi jeex na ku nekk mën nga demaat ci ay activités ni nga ko waree Wally Ballago Seck lan lay njëkk def. ah bon leen ci sant yàlla bu baax a baax.
xool plan de travail bu ñu wootee soppee ñëw ñu bëggal leen. parce que ku ne xam nañ sama anniversaire dama ko fomb. ay bokk na ci li gën a rëy ci sama gagne-pain. dëgg la. ma fomb ko bokk na ci bés bi ma gën a mën def dépense aussi. entamé woon ko jël fi ma ko war a defee def yu bëri mais yàlla dogal ni warul am. ci ni ma ko bëggee ci waxtu bi ma ko bëggee. donc je pense que automatiquement du ma jouer automatiquement. waaw foofu laa jëm. da ngay def anniversaire bi quoi. waaw fa laa jëm quoi wootee gars yi ñëw. Wally Ballago Seck bu nekkee sur scène li muy investir ci scène bi ba dina ay wayu Wally yoo xamante ne sax yi nekk li mu def en live ñoo gën a dox peut-être que yi nga xamante ne dafa toog studio togg ko Wally Ballago Seck lan moo koy motiver ci kaw scène ak lan mooy motiver ay rythme am ak ay mélodie wam. waaw moom laa wax ni man bête de scène la. su ma nekkee ci kaw scène je me contrôle plus du ma contrôler ru damay def saa sax ma def loo xamante ni defewul. après ñu lay xool nga ne waaye lii yëpp maa ko def mais doo ko tey parce que tu te laisses emporter par la musique par le rythme. mais travail d'équipe la rek man maay jiitu mais ñi ne ci ginnaaw ñëw pour solo. vraiment tey boo doon xoolaat sa carrière lan moo la ci gën a neex loo xamante ne saa boo ko xalaatee yow Wally Ballago Seck da nga ciy fier. waaw am naa ci contentement du kenn ku ne gannaaw yàlla ak yonent bi Wally Seck fi mu egsi maa ko fi indi. waaw. loolu daal moo la ci gën a neex. waaw buntu yëpp nag. bàyyuma kenn. d'accord léegi amul benn artiste bu ñeme taxaw ne Wally Seck maa ko defal lii pour mu fële fii. Wally Seck maa ko defal lii maa ko produire noonu musta am. self-made man la quoi. sama single première single ba fi may toll nii sama clip ba fi may toll nii amul kenn man gannaaw yàlla. lan la loo xamante ne peut-être que boo ko doon buñ la waxoon defaat ko doo ko def loola neexul peut-être. li ma neexul bari na parce que nit ñun ne parfait. man maa ëppale lacune. mais nag je pense que ku nekk soo doon buñ la doon wanal maanaam tajil buñ la doon wan li nga xamante ni moom nga war a def suba nga gis ko ba pare doo def erreur. dëgg la mais erreur moom dafay ñëw c'est humain. dafay ñëw te doo koy tay. donc erreur yi moom jot na jàll mais je pense que man may fàttaliku li gën a neex moom ma gënal may fàttaliku li ma gën a naqari en tout cas daal. xawma exactement Wally Ballago Seck man su ma day décrire personnalité wam wala Wally en tant que tel dama naan peut-être que nit ku fort la parce que nee nga erreur bëri na te erreur mënul ñàkk te Wally Ballago Seck bu tolloo si moment boo xamante ne dafay bëgg peut-être laisser tomber wala mboog mu bëri ay ondes négatives yu ñëw ci moom lan la loo xamante ne su ko Wally Ballago Seck defee wala su ko Wally Ballago Seck waxee daf koy permettre mu dem de l'avant te du gestu si ginnaaw. waaw man nag li may tontu bëriwul. parce que xam naa ni ñiy wax. buñ ma fréquenté woon wala ñu xam ma du demee noonu. mais boo nekkee devant di liggéey nekk nit ku siiw moomatuloo sa bopp. lu waay neex wax la généralement da ngay nangu nga nangu ndogal te xam ne ñi la jege xam la dëggantaan jaay duñ la ko waxal parce que xam nañ la. clash mënul ñàkk dafay yokk jom. prédateur ak ay potin c'est bien. dafa yokk jom. mais man loolu mënuma tere bàyyi parce que xam naa suma bopp xam naa fi ma jëm dama lay tënkal rek. gis nga yoon bii ma jël yoon la bu ma war a jaar ala kulli xaal mënuma ko jéggi. yoon la bu ma war a jaar bu waree jeex rek dina jeex ci njëkk ak teraanga ak dal et par la grande porte surtout. ma toog xaar yàlla ci leneen lu mu may dugal ma dugg ci. mais yoon la rek bu ma war a jaar. waaw du éternel lu ñaanuma yàlla mu éternel. yàlla bu mu éternel. parce que doomu jullit la je suis jeune am ay doom ëllëg ma war leen tette ëllëg ma war a nekk ak ñoom war a ci Makka war a defi lépp lu doomu jullit def bëgg ko.
te am na loo xamante ni àndul ak li may liggéey. dëgg la. am na fu may toll. mu neex ma mu naqari ma damay libéré wu jubli ci suma bopp jubli suma diggante ak suma borom. toppatoo suma famille encadré samay doom. ñaan naa yàlla balaa muy jot li ma ci bëgg as tuut ma am ko. ba sénégalais bu nekk bu déggee wàlli ëllëg ne ah wàlli kat defoon na fi lii. tôt ou tard dinaa xewi ci te bu boobaa dañ naan amoon na fi temps kon naa ko naayisal rek. te buy naayis nag yàlla def li gën. ma am ci ay raaya ah defal ci Sénégal lu ñu mën a gis te lu palpable. mais ñaanuma yàlla bu éternel te yàlla bu mu éternel. bu ñu la déggee dafa mel ni que Wally Ballago Seck moom dafa jox temps de carrière am si lu jëm si musique dafa jox boppam peut-être benn âge boo xamante ne bés bu fa yeggee dafay wan ginnaaw lii di musique. du wan ginnaaw lii di musique. dama nekk ci wut lu ma dundee. wut lu ma yore sama bopp wut lu ma yore suma askan. bañ gàcce. waaye tamit ci benn côté ma topp suma bakkan. parce que lim ñu fi indee ñun ci àdduna néew ma ci 100%. bu ñu naxantee. dëgg la néew ma ci 100%. d'accord maa ngi def sama kémt lay kattan nag. bu ma demee nag ba yàlla dimbali ma toog ci lu dëgg as tuut. yàlla baax na ma indi lu ay raaye yi nga xamante ni dig naa ko Sénégalais te bëgg naa ko sama xol bokk na ci lii ma gën a bëgg. ma def ko ma génn par la grande porte. du ma toog di xaar sama loxo ñu koy génne ci ndab li di ko foqati. ma nga xewi quoi. non xew yi yàlla ko yor. mais par ñu am na fooy toll. ñun bu ñu naxantee âge bii la ñu war a jël suñu bopp jox ko yàlla ci la ñuy wax dañuy jàngal ci alxuraan. donc bu ñu ma xaaree ba màgget amatul njëriñ. te ba ma koy mën ba ñu yaakaar ni tey laa gën a mën a way ba ñu yaakaar ni tey laa gën a mën a saf nit ñi. su ma yàlla dimbalee fa laa mën a wane ginnaaw lépp jublu ci moom. kon Wally Ballago Seck guddi yi mu toll moom mën na dëddu àdduna. àdduna kan moo ko war a songu téye ko moom ko rek ne doo ko bàyyi. xanaa ku jàngul. wala ku amul ku ko dimbali. wala ku amul ku ko tette. àdduna ku ko songu mu daan na fi ku ne. dëgg la donc liggéey boo gis am na app. ça dépend ci liggéey yi nag. liggéey boo gis. am na app waaye am na fooy toll am foo jaar ni mu mettee ni mu xatee yàlla dimbali la ci defaloo ko lenn li tax mu defal la lim la defal sagal la ci seen kanamu nawle sa askan bëgg naa wàññeeku de bala ma ko wuy ci kon nekkoo jamono ji si yoon gu baax ba tax nga bëgg a wàññeeku. pas yoon bu bon. dama la bëgg expliquer ci li ma ne. bu ma naxee sama bopp bu ma déggee leen nit ñi ak lu waay mën a wax. ku ne xam na ni dëppoowul ak li yàlla dégle. d'accord Wally Ballago Seck wax nga ko da nga insister sur le mot chemin te xam yoon bi nee nañ xat na te bëri na xaaxaan yow Wally Ballago Seck quelle est ta force lan mooy sa force jamono jii nii. Je crois en Dieu et j'ai la foi en Dieu. te dama am yaay joo xamante ni mun naa wax bokk na ci sama wasila parce que du jóg ci dëkkal sama noppi yi yàlla na la yàlla jàppale sagal la ci li ngay def sagal ci mbooloo mi ñi ngi ko bokkal ba nga jox la li gën li nga nekkee. naa am sama yaay bi ma jur. moo bëgg loolu asuma man mi sama bopp war a xamante ni bàmmeel man kese maa koy tëdd. dëgg la macha allah mel na ni que Wally Ballago Seck maturité bi ñuy wax dans les paroles maanaam boog musique bi muy def dafa reflété wu ci personne am moom. non du ma wax loolu parce que parfait wu ma ba léegi maa koy waxaat ak ko. parfait wu ma man waaye xam naa ni bonu ma. d'accord Wally Ballago Seck ñu daal di dellu un peu ci ginnaaw ci li nga wax nee nga li ngay faral di liggéey mooy ak sa staff yi nga xamante ne dañ la wër te bëgg nga yegg yenn niveau wala boog am yenn raaye yi yow lan ngay tontu ñi nga xamante ne dañuy faral di wax naan staff bi wër Wally Ballago Seck daf ko war a changer. ñoom nag ku nekk am nañ ci droit. waaye man xam naa ñi ma àndal. wóor naa lañ ba fi may ànd ak ñoom nii doyloo naa leen te doy nañ ma
waaw. jàpp nga ne jamono jii nii style musical bii ngay def mën na percer maanaam boo ko raay fi nga bëgg a yegg réellement est-ce que nii ngay def nii di defee musique bi noonu mën nga ko ci am. sous région bi ban dëkk ngay dem laajte ndax xam nañu Wally Seck ñu ne xamuñu ko limal ma. waaw. est-ce que c'était évident est-ce que yoon na est-ce que par force la. sama liggéey moom fa yóbbu. dëgg la. non non sama liggéey moom fa yóbbu. ñaan baax na yëpp baax na waaye liggéey daf ci am solo. j'ai travaillé dur et j'ai pas besoin qu'on me le dise xam naa ko parce que man maa koy ñàkk may liggéey soxla mu ñu naan ma sax Wally yaa ngi liggéey xam naa ko. alors. waaw man bëgg naa ko gëm boppam parce que ni ñu koy waxee tout le temps la modestie est l'arme des faibles donc Wally Ballago Seck balaa ñuy jeexal waxtaan wi parce que techniciens yi ñu ngi may def signe ne ma que heure bi mu ngi ñuy dab ku wax Wally Ballago Seck wax scandale mënul ñàkk ndax li ñu koy wax ci ay coow bëri na li muy nekk à la une des médias bëri na li ñuy tudd Wally Ballago Seck si ay faits yoo xamante ne peut-être que dese naa jaar yoon yow nan ngay dundee scandale yooyu noonu. waaw scandale day mënul ñàkk scandale moom mënul ñàkk li fi jotoo jàll ci scandale bëri na et je pense que li ma ci waroon wax yëpp wax naa ko comme Ndakaaru moom Sénégal maridondoo bi bëri na te ñun ñëpp ñu ci bëri 50% ñiy wax xamuñu ba ci man mi donc scandale bi mënul ñàkk mais xam naa ñu daal bu ñu doon dugg ci kër yi di génne ñi gën Wally bu ñu duggee sama kër génne Wally. waaw d'accord gis nga Wally Ballago Seck bu muy dem màkk sax dafa def coow yow li may laaj mooy yow bi nga njëkkee teg sa tànk màkk lan nga ressentir woon. waaw j'étais content. man sama taawu góor Seydina Mohamed laa ko tuddee. te su ma amoon juróom-ñaari doomi góor it. juróom-ñaari ñëpp Seydina Mohamed la ñu tudd. j'ai mes propres raisons. xam naa moom xam na man xam naa. su ma amoon juróom-ñaari doom yu góor juróom-ñaari yëpp Seydina Mohamed lay tudd. j'ai mes propres raisons et sama dem bi rëccuwuma ko kenn sexaluma lem pour ma dem. xaalisu kenn demu ci. man maa dem sama jabar jëndal ma billet ma dem mu jox ma ko sama carte d'anniversaire su ko leeral ni woon su ma ko joxee du ma dem wala bëgguma du ma ko jox. dëgg la. bi may dem it ma xam ni war naa mën a yóbbaale. mu yóbbu sama manager. ñu ànd muy njàggooro ànd ak ñaar xarañ loo. ñu dem te yàlla xam nañu ren jii dama doon umra ji. yàlla xam na ko. sama yéene ren moo doon dem umra ji. mais mënuma ko parce que tëj Makka dafa tëj. dëgg la waaw parce que âge bi ma toll nii mënal sama bopp dara. kan moo ma wax dinaa ko mën ëllëg. dëgg la. on sait jamais et sama devoir la droit la obligation la pour à ce que ma dem aji Makka. dafa bokk ci les 5 piliers de l'islam. dëgg la. alors. voilà ma delluwaat tuuti ci scandale yi Wally Ballago Seck dafa doon loo xamante ne dafay dal sa kaw peut-être ndax da nga weex donc wala nekkul loo xam ne yow yaa koy provoqué peut-être pour que nit ci di wax si yow li tubaab bi naan buzz. dépassé naa fu may provoqué dara pour nit ñi di wax ci man. su may provoqué naa provoqué lu baax. li fiy jot a am ci scandale ku ne xam na ko dugg naa ci boutique jënd yére bu ma xamul yére bi je me rappelle sama benn jigéen bu ñuy wax Sophie moo ko jënd. li mu koy jënd maa ngi ànd ak sama grand Samuel ak ay nit ñu ànd mu dugg ci boutique ma tànn li ma neex. gis ko rek mu neex ma. dëgg la. ma ñëw sol sama yére war a génn dem concert sama jabar ne ma solal bii la gën a àndal. ma génne ko sol ko. su ma ku ma waxoon di bu ma sol loolu coow loolu dina ci am. doo ko sol du ma ko sol. mais xaw ma ko. parce que intéressé wu ma lu la intéressé wu mënoo ko xam ñi ma intéressé xam nañ ko. ñoom ñoo koy féete. yow booy xool. ñu ne la naajo bi lii lay jar. fii la gën a baaxee ñi dem di jënd naajo di liggéey ci agriculture xam nañ ko. dëgg la mais ñi ci liggéey xamuñu ko. dëgg la. tey su ma la doon jamonoon su ma doon jaay saak bi. wala nga ma doon jaay saak bi xaw ma li muy jar xaw ma njëg parce que intéressé wu ma. noonu la demee noonu rek la demee. dëgg la
mel na ni réponse bi claire na ba tax na may wax peut-être sama dernière question bu amul internet yu laajte parce que ñoom tamit dañuy commenter en direct. dañoo nekk en direct. waaw. waaw donc Wally Ballago Seck non mais amul benn dérapage alhamdulilah. wóppaloo. d'accord voilà donc Wally Ballago Seck man li ma lay laaj mooy nee nga sànq da nga dugg ci boutique daal di xool peut-être ki li la neex te Wally Ballago Seck bu jógee di sañse moom si lan lay basé wu pour sañse lan lay xool. xaw ma sax damay xool li ma neex man dama koy sol sama xel. par exemple ma jël dàll bi xool chaîne bi ne moo ko sawee dina rafet sama xel. jënd ko. non waaw. aw ma problème marque nag. mën naa sol sax marque 1 man dérangé wu ma. na ma neex ma bëgg ko ma jënd ko. lu mu jariñ su ma ko yoree mën naa ko jënd. waaw. d'accord ok kon mu doon lu am importance parce que style vestimentaire Wally Ballago Seck tam ñi koy wax bëri na tontu na ko nee na en général il part au feeling avec rien de particulier donc ñoo ngi ci dernière question bi man li ma lay laaj mooy Wally Ballago Seck kañ le prochain album bi est-ce que mën nañ attendre peut-être benn album religieux de la part de Wally Ballago Seck. waaw nga ni ma. waaw. non sama prochain album album international la ñuy wax parce que tubaab bi jënd na ko moomuma ko. dinaa ko génne buy passé. bu ci yàlla andee. incha allah ñoom ñoom ñooy wax kañ lay génn mais xam naa du génn ci at bi ñaan nañ ci yàlla doo génn ci at bi parce que ku ne xam ne kenn talul dara ak pandémie bi. donc bu loolu génnee peut-être dinaa concentré wu ci beneen album next step. mais li ci gën a importance daal mooy. liggéey naa ko ni mu waree. affaire bu balèze la affaire bu graaw la affaire bu lourd la. bu génnee bu ko Sénégalais yi dégloo bu ko monde entier dégloo dinañ xam ni liggéey naa ko. vraiment liggéey naa ko. ñu ngi may souffler benn question xam nga man lu ma defantu. waaw man loolu moom je n'en doute pas ñu ngi may souffler benn question Wally Ballago Seck ndax am na référence peut-être ci musique bi wala am na koo xamante ne bu ko gisee fii nii ci Sénégal am na yaakaar ci carrière am ci jeune génération bi. muy ancienne génération bi ndax am nga ci référence. wala mbokk contemporain ak génération actuelle bi koo xam ne boo ko gisee di nga kontaan ci moom daal. waaw jeunesse bi moom vraiment ñoom ñëpp su fekkee yàlla rek a tax may wax. ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu. parce que ñu ngi liggéey dans des conditions yoo xamante ni tax ko graaw. métti na te ñu ngi ciy génn. ñoom ñëpp ku ci nekk mën nga porter drapeau bi fu sori ku ci nekk mën nga indi lu rëy ci Sénégal. bu fekkee yàlla rek a tax. référence ci côté musique ci kilifa yi bëri na. bëri na ay ñoom ñëpp ay référence la ñu. mais man personnellement sérieusement parlant dama am bàyyi ju mën a way trop. macha allah wax dëgg yàlla. mooy sa référence non pas loolu mais dama xam ni ndax ko way dina jafe loolu ku ci mel ni coon donc suñu waxee quatre références damay xaw a tënku. mais bu ma doon xool ci côté gëm sa bopp. gëm sa bopp gëm ni lépp lu baax yaa ko war a am. je dirais Youssou Madjiguène Ndour. macha allah d'accord technicien yi ñu ngi may def signe ba léegi réponse bi neex na ma nag macha allah Wally Ballago Seck ñaareel est-ce que c'est en vue wala xalaatoo ko. je suis musulman. musuma toog fenn ne du ma takk ñaareel parce que jullit laa. yàlla may na ba ma am ñeenti jabar. waaye yàlla dogal na am naa jabar ju mat place am. di suma doom di suma xarit nit laa nag te lii ma yàlla may à tout moment mën naa ko jël you never know on sait jamais mais ñaanuma yàlla jël jabar te du mel ni soxna macha allah te soxna jafe na trop. lan mooy qualité soxna yi nga xamante ne foo tollu naan soxna quelles sont ces qualités li nga xamante ne yow mën nga ko lim ne saay boo ko xalaatee da ngay kontaan. dafa yaatu dafa am iman. dafa yaru dafa baax sama gaayen la te moomu juróom Seydina Mohamed nag. waaw def naa ko lu bëri. waaw moom muñ ko jàmbaar la. xam nga dama të. yaa ko waxal sa bopp. waaw def naa ko lu bëri macha allah muñ ko jàmbaar la. jàmbaar la. donc
gis ku mel ni moom dina jafe trop te ñaanuma yàlla indi soxna ci kër gi te du mel ni soxna. te soxna dafa jafe. dëgg la donc nag yàlla baax na daal. yàlla baax na waaw. voilà l'émission tire à sa fin waxtaan bi neexoon na lool nag su doon sama sago ñu gën koo xóotal waaye comme ni ma ko waxee heure bi daf ñu tënk ba tax fu mu toll nii jeex na Wally Ballago Seck sa kàddu gu mujjee ñu daal di tàggatoo ak internetu Seneweb yi. waaw balaa dara xew man Seneweb moom seen xarañute man daf maa dépassé. sama kër gi lañ toog di ko waxtaanee ñoom ñu koy direct. maa ngi nuyu bu baax a baax Fata Evans. bokk na ci jeunes yi gëm Wally gëm ni ñoom dañu war a apporter dara. maa ngi koy gërëm bu baax lii bu oyofee tey gannaaw suma manager moom def na ci jéego yu rëy. parce que ku ne xam na ni moment bi heure bii dama mujj jël suma gars yi. dama dig Sénégalais yi ay morceaux. dama lay mujj toxal benn studio. pour à ce que mu ma accueillir fi waa Seneweb parce que xajuñu fii. lii dem sama néeg mi ngi nii man fii dama ko def rek pour suma génn rek waaye. dëgg la waaw donc maa ngi koy gërëm bu baax Fata di ko ñaanal jàmm sama grand frère Salam mbokkum yaay Mbadou maa ngi koy gërëm bu baax a baax maa ngi nuyu équipe Seneweb bi yëpp leen wax ni su ma waxee lu dëng maa ngi jégalu parce que déjà direct bi sama manager yu bëri daf ma koy nëbb day xam yenn yi def publication mais daf may nëbb parce que du bëgg dafa bëgg ma ci ne automatiquement naturellement donc moom xam na la may wax nii neef ma daal nga am émission rek mais waxuma ni direct la. dëgg la mais bon alhamdulilah amul woon benn dérapage kaddu gi rafet na internet yi bëgg nañ ko loolu ba tax na tamit ñu ngi lay remercier si dalal bi nga xamante ne dalal nga ñu ko tey fii nii sa biir studio wax nga ko yombul ndax fan si dañ lay xaar ci way yi nga leen di bigal si YouTube bi te mu neex loolu ñu ngi tàggatoo ak yéen di leen dox dig daje ba tey si Seneweb bu nekkul autorité politique dina doon autorité bu xarañ ci li muy liggéey muy sport muy musique du culture ak lu mu mënti doon fii ci Seneweb lay xewee bu leen fàtte yi tamit abonné suñu chaîne YouTube Seneweb TV di leen jox rendez-vous bientôt te tamit di remercier suñu directeur commercial mi yombal tey jii nii interview bi muy Pape Alioune Sakho di nuyuwaale tamit suñu président directeur général Abdou Salam Fall ak technicien yi fi nekkoon tey Medoune Aliou Ba Thierno Massokhna Gueye di leen jox dig daje incha allah fii ci Seneweb ay féex ay fan merci beaucoup. J'adore le gars dama ko bëgg trop sama xol sama yaay sama maam pël la waaw sama maam pël la ba ma toroon nice waaw